asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission ñu ngi ñëwaat nag tey jii indil leen benn recette boo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko mu nekk thon lañ leen indil ci koor gi tey mu nekk loo xamante ni mun nañ koo def pour xëdd wala pour ndogg ñun ñooy xool rek ku nekk yow yaa xool lu la ci neex pour loolu nag dinaa am du ma jël jën nii bu frais nii rek def ko dama amoon boîte de conserve boo xam ne thon la ngeen gis ko mu bari damay defa ñaari variété donc moom laa yore fii dinaa soxla aussi li nga xamante ni ñoom ñoo siy dem mu nekk ail nekk sama mélange épices yi sel dinaa soxla tuuti huile tuuti vinaigre un peu de citron ma soxla aussi soble ak poivron ku nekk bi nga am moom ngay utiliser dinaa am bu tomate ak boo xam ne bu weex la mais dama siy def tuuti sauce moutarde donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà fii li ngeen gis mooy damay daal di ñëw commencer jublu si li nga xamante ni moom mooy suñu soble yeeg yooyu ku mu neex nga fejet ko ba mu sew ba gis ngeen ma def naa ko fi si bu fekkee ni dama doon utiliser boîte sardine yeeg yooyu du ma si dëbbante dama koy fejet ba mu sew donc tey jii dama ko dagg yu dijj fëtëng nga xamante ni robot bi moo may defaral lépp pour histoire de am lu gaaw rek voilà def naa si kaani aussi pour ku mu neex kaani tëmbal anamu sax voilà mu ngi nii kaani tëmbal baa ngi nii pour ku mu neex donc ku nekk rek yow yaay xool si selon votre préférence personnelle léegi su ma dëbbee damay daal di séparer affaire yi bismillah voilà man sama thon bugguma mu mokk kii bi soble bi mokk rumbax damay bugg toujours muy am bët daal donc damay daal di wàññi voilà gis ngeen léegi damay jël thon bi donc mu ngi nii pour ñu ñëw tuuti rek ci mbirum thon moom bu ngeen xoolee dafa am réputation bu xaw a doy waar tuuti te yow yaay xool da ngay xam rek ban façon ngay jënd donc man bi ma jënd nii light bi la mooy bu oyof bi quoi bu léger bi donc boobu moo gën a tuuti si lu mu am si mercure donc thon nekk na loo xamante ni ku ko mën a incorporer si sa lekk gis ngeen bi may def steak yeeg yooyu maa ngi koy wax donc def ko bu fekkee ni si pot yi la mun nga ko lekk une fois par semaine wala ba 2 fois sax même bu fekkee ni mercure bi dafa xaw a bëri sax donc du am kii yu bëri ay jafe-jafe yu bëri yu mu lay indil daal parce que dafa bëri oméga 3 ak ay minéraux donc bu ñu waxee oméga 3 moom xam ngeen loolu lu muy def donc am na aussi daf lay dimbali si li nga xamante ni moom mooy nekk par exemple ki nga xam ne dafa bëgg a jeex wala aussi production sa globule rouge yi dina la dimbali parce que dafa am déjà vitamine B12 donc mu nga xamante ni loolu lay def quoi daf lay dimbali pour nga produire ay globule rouge yu bare donc mu ngi noonu dina dimbali waate aussi thon si li nga xamante ni moom moo nekk maladie cardiovasculaire yi ndax li nga xamante ni moom mooy oméga 3 yi nga xam ni moom la amee donc dina la dimbali aussi balancer li nga xam ni moo nekk oméga 6 yi donc 6 yi parce que xam ngeen ni oméga 6 waruñu ci consommer lu bari sinon rek dafay def ay interaction ci suñu biir yaram yi quoi donc moom daf lay dimbali balancer ko bu ko defee loolu dina la jàppale ci sa côté cholestérol ak yooyu noonu donc mu nekk loo xamante ni ku ko mun daal incorporer ci sa lekk def ko boo ci amee accès bu mu munti doon mais ñu éviter rek yi nga xamante ni yooyu mercure yu ñàng yi la déjà duñ ko utiliser sax pour def ay boîte de conserve nii pour kii thon donc loolu man duma ci tiit noonu yi nga xamante ni jën yu bees yi la
si yooyu ngay xool quoi xoolal yi nga xamante ni même bu fekkee ni aussi fi ñu koy defee fi ñu koy ni ñu koy waxee fi ñu koy nappee aussi yooyu bàyyi leen si xel parce que ça dépend ban géej la ñu nekk ban mer lañ leen nappee day am yu nga xam ne dañuy am tendance di am beaucoup plus de mercure que yeneen yi donc loolu yëpp ñu bàyyi si xel donc damay ñëw pulser walu ma ko pour mu mokk damay pulser parce que dama bëgg muy amaale tuuti bët bismillah. Voilà su amee comme lii nii dama ko feesal ba may wax te prêté wu ma attention ci li ma doon def donc mi ngi nii damay dindi li ci des ma jël ko tojee ko ak kuddu yi noonu comme ça mu defal ma bët yi nga xam ni moom laa soxla mais keneen kuy def rek bu ko feesal comme li ma def nii sinon da ngay obligé mokkal lépp bon voilà gis ngeen nii rek laa koy jëlee daal di koy def ci biir pool bi continuer ko toj foofu bu ko defee yeneen yi des yi nii doon ay donj dinañ mun a deñ ñoom tamit incha allah voilà parce que nii rek la ñuy def nii li ci des ci gaz bi lañ koy defee ku nekk rek xoolal ni ngay toggee sa thon bu fekkee bu yabooy nga bëgg xayrun moo dàq bu fekkee ni da nga bëgg a mélanger li nga xamante ni moom mooy thon bi ak sardine bi man damay def loolu neex ci boppam la def tey dama bëgg a jël rek thon kese parce que pour ñi nga xamante ni ñoom thon kese la ñu amee wala bëgguñu def sardine ak affaire yooyu noonu ñu mun a am lii donc seen option nekk nii tamit. voilà gis ngeen fi mu nekk nii damay ñëw daal di def tuuti huile bismillah comme suñu lii dafa xaw a tàng ma gaawantu def soble bismillah. voilà lii mooy avantage bu pool bi tàngee voilà gis ngeen donc mu ngi nii li may def mooy damay daal di ñëw daal di def sama kii épices yi bu ngeen xoolee damay togg ba ci kanam parce que dama bëgg lu gaaw damay togg ba ci kanam mélanger yëpp avant ma ci commencer nag def yenn ingrédients yi par exemple moutarde wala tomate damay xaar ba nga xamante ni daanaka léegi ma pare ma daal di séparer yëf yi bu ko defee mu mun a toggandoo bi nga xam ne tomate kese la séparément donc subhanallah tuuti ma def ci bii de mu xonk nag benn yoon damay jël sama kii voilà sama épice bismillah donc bii day ànd ak lu nekk moo tax voilà ñu jël aussi suñu poivre noir bismillah c'est selon votre goût hein daal di jël aussi suñu ail donc ñu def ail ba mu saf voilà donc thon bi moom yow yaay xool loo koy booleel mun nga ko def par exemple bu fekkee koo xam ni supposons bëggul lekk mburu régime alimentaire am mayu ko loolu wala bokk dafa bëgg rek wàññi si li muy consommer mburu parce que booy xool mburu bi li ñuy wax calorie vide lay doon quoi la plupart du temps à moins que nga defee ko ak farine de céréales bu complète bi kii céréales complète wala nga def dugub ak yooyu nga xamante ni dafay am fibre dina la mun a teelu yàgg wala boo amee farine de quinoa mun nga ko def aussi da ngay jël quinoa rek nga daal di koy wal ba mu nekk sunguf nga daal di koy donc def ci sa ndox def ci say peut-être benn nen parce que da nga soxla loo xamante ni moom mooy tax kii bi mburu bi boo koy lakk wala ngay def pancake du tas parce que bu amul gluten du am lu koy téye donc da nga koy substituer par ay nen wala genre laalo boobu ma fi amee woon tamit au lieu da nga koy bati nga mélanger kook moom loolu dina la dimbali pour nga xamante ni di nga mën a am mburu boo xamante ni du nekk loo xam ne après daf lay xiifloo donc kii bi thon bi li nga mën a def mooy mun nga ko boole ak sa salade mun nga def lu la neex dañuy xool rek lan lañ siy def surtout que si comme nii si koor gi lañ nekk dañuy xool loo xamante ni du ñu sonnal ci journée bi maanaam du ñu xiifloo du ñu wala di ñu neerloo moo tax mayonnaise yeeg yooyu buñ ko mënee xaw a éviter tuuti ñu def ko bu ko defee nga xam ne au lieu de mayonnaise par exemple ki nga xam ni mun na def avocat
mu jël def comme guacamole quoi def ko ba mu crème daal di koy jël tartiner ko si lu mu munti doon donc loolu de lu ëpp moo lay jox ay calories yu bëri am na ay antioxydants am na ay minéraux si biir te dina la téye aussi am na fibre bi nga xam ni moom la ñu soxla tamit parce que jàpp leen koor gi loolu nga soxla loo xamante ne dina la téye toute la journée ba nga xam ni doo sonn doo def dara donc léegi dañuy daal di ñëw def thon bi ci boppam bismillah voilà gis nga damay defar lu xaw a takku tuuti nga xam ni lépp la may serviral bés boo xamante ni par exemple dama bëgg a togg supposons lu xaw a oyof tuuti bu boobaa comme tey ji nga ne da ngay togg soosu mburu salade ak affaire yu mel noonu day am ñoo xam ni bëgguñu ko lekk ci koor gi dañ naan du dëgërul parce que sa lépp a ngi dépendre rek lan ngay def ci biir alors que moo gën a baax ci sa wérgu yaram sax booy xool du dina dimbali ci ay digérer donc loolu noonu bu boobaa man damay defar donc thon bi day génn bu ko defee nga xamante ni di nga ko mun a lekk déjà lekk bu njëkk bi ndogu bi walla xëdd nga xam ni xiif du fa am nii rek laay def mélanger yépp bu ko defee nag léegi ñu bàyyi ko mu continuer mijoter tuuti après nag ma daal di séparer donc bu ma mélanger yépp rek ba nga xam ni soble beeg lépp ak jën bi mélangé wu nañu ñu mun a séparer doo def restant ingrédients yi pour bu nekk rek ak li nga koy defaral voilà donc léegi li may ñëw def mooy damay daal di ñëw wàññi bismillah li nga xam ni moom laay def ak bu sauce tomate bi ku nekk rek da ngay xool bi la dàqal nga yokk boobu voilà donc man baax na nii donc ma ñëw nag léegi commencer ajuster sama assaisonnement ñu daal di def un peu de sel bismillah daal di dolliwaat sama mélange d'épices bismillah te ñu éviter aussi safal affaire yi kaani parce que kaani journée bi li mu lay defal mooy dalay jox ay xol bu tàkk donc ñu xaw ko éviter tuuti pour ki ko mën donc ñu daal di def tuuti moutarde aussi daal di commencer mélanger gis nga comme li ma leen waxoon donc man su ma demee ba muy waaj a jeex damay daal di ñëw def ci huile d'olive nga xam ni duma ko togg duma def dara parce que dama soxla oméga 3 yi nga xam ni moo nekk ci biir ak antioxydant yi nga xam ni moo ci nekk donc damay jël rek tuuti huile d'olive rek daal di ciy sotti bàyyi noonu ko kii ko réserver ko gis nga yàggul dara taf nga pare am sa benn kii condiment bu neex boo xam ne mu ngi nii ci el bi lu ne mun nga koo def voilà gis ngeen damay daal di ñëw def tuuti vinaigre tuuti rek bismillah lu tolloo genn wàll kudd bu ndaw ak tuuti citron bismillah parce que boo defee jën dafay baax nga def citron parce que day dindi sëccaay beeg yooyu voilà gis nga mu ngi nii pare na donc dañ koy daal di ñëw teg nele après daal di yeggale bu tomate bi ñëw wan leen incha allah voilà comme li ma leen waxoon sànq rek bismillah maa ngi def huile d'olive voilà ajowul muy bari voilà gis nga dama fay gaz bi jeex na tàkk donc nii laa koy jël daal di koy réserver fële après ñu def comme li ma leen wax rek bu tom voilà gis ngeen bii la ñuy ñëw def tomate donc moom aajowul sax ay xaar yooyu bismillah ñu def tomate bi daal di def suñu mélange d'épices donc mu ngi nii bii moom bii laa siy def bismillah moom tamit nii dañ koy bàyyi mu sauté tuuti ba tomate beeg yépp mélangé wu bu baax incorporé wu ci yëf yi après ñu daal di ñëw xool suñu assaisonnement encore incha allah après dolli ci yeneen bagages yi voilà gis ngeen thon baa ngi nii bu ngeen xoolee man nanguma ci def tomate bu bari parce que bugguma loo xamante ni day tàqal sama xol ci journée bi quoi donc tomate loolu lay def léegi ñu def ci vinaigre laa def noonu donc léegi ñu def citron bismillah
voilà gis nga moom tam dañ koy bàyyi nii mu mijoter tuuti après ñu daal di koy fay def si aussi huile d'olive bi comme niñ defoon beneen bi rek bàyyi donc daal di teg nale nga xam ne suñu thon yi pare na def ko après si ay kii boîte de conserve kii pot wala lu mu munti doon rek yow foo koy denc ma assaisonné tuuti sel encore bismillah gisoon naa ni manqué na tuuti voilà bi pare na moom tamit donc ñu def suñu huile d'olive bismillah gaz bi fay naa ko tamit donc mi ngi nii li may def rek mooy léegi transvaser ko macha allah neex na torop sax torop nangoo ko waa kon nag mbokk jullit ci bokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen ndogu mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk suñu ñaari variété thon yi nga xam ne moom la ñu defaroon nga xam ne dañ koy teg ku nekk mën a tànn lu ko neex donc mu ngi nii ma daal di tegoon nii rek mburu comme ni ma wax rek ne ki nga xam ne bëgg na ko def mais sinon lii mun nga ko lekk ak salade mun nga ko lekk ak pasta mun nga ko lekk ak lu la munti neex moo xam da nga defar ay nen baxal ko teg ci côté bi lu la munti neex daal yow yaay xool rek ak ban façon lan nga siy boole donc mburu bi ñu ko booleel ñun mu nekk pain de céréales bi nga xamante ne bu entier bi la donc mu nekk comme genre mburu dugub yooyu noonu la donc du ma tiit si ñi nga xam ne ñoo koy lekk pour mu sonal leen wala mu maanaam di leen xiifloo si journée bi donc mu ngi noonu di leen wax ni émission bi nag tey jox naa ko képp rek koo xam ne rek yaa ngi safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames de chez Bilo mais si ñooñ nag ma daal di si tànn rek quelques sisters mu nekk ki nga xam ni mooy Sister Khady Kane ñu ngi ko koy jox Sister Khady Ndiaye jox nañ la recette bi yow tamit di wax ni aussi Sister Maguette Ndiaye fële ci Espagne di ko jox aussi di ko jox tamit Sister Nafi du ma ko fàtte moom tamit parce que laajoon na ma thon bu yàgg mi ngi noonu thon yaa ngi noonu moo tax ma defar ñaar tey di leen wax ni bu leen fàtte partager vidéo yi di ko aimer mais aussi su fekkee am na ki nga xam ne mi ngi seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné te appuyer cloche bi comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier di leen jox dig daje ba beneen ak beneen xeetu ndogu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah bon ndogu